tey de dañoo am naqar boo xam ne daan nañ ko am ci at yi weesu parce que maire bi nga xam ne moom moo jiite commune bi ñu nekk ñu koy wax Ababacar Sadikh Seck ñu gën koo xam ci Pape Seck day faral di def événement bu jot rek mu ñëw ci avenue Cheikh Ahmadou Bamba bi mu def fa foire dugg ci biir marché bi parking yi fi nekk mu def fa ay bâche def fa foire maître tali bi aussi jaay ko xale yi ba nga xam ne nii maanaam yow mi nga xam ne yaa moom place pour nga dox ak sa tànk dugg sa place sax dootoo ko mën a am dem nañ ba situation bi arrangé tul ki nga xam ne ambulant la ci marché bi arrangé tul tablier arrangé wul borom cantine arrangé wul borom magasin arrangé wul kenn koo xam ne daal même dëkkandoo yi ci marché bi daaw am na ci ñoo xam ne seeni nopp dañoo tawat dañoo feebar ndik sonorisation bi ci avenue Cheikh Ahmadou Bamba bi kon bu ñu waxatul wàllu recette bi nga xam ne moom la commerçant yi di daw mais dëkkandoo yi ak salte bi nga xam ne nii aussi loolu dina ko bàyyi ci marché bi loolu daal moo waral sunu naqar te it aussi dañu ci jaaxle parce que autorités yi nga xam ne ñoo ko yilif ñu ngi koy seetaan di ko bàyyi lu ko neex mu def ci marché bi te ñun marché HLM lépp lu ñu war a def ci kàttanu yàlla ñu ngi koy fay wax naa ko benn jour ma ne ko demal ci marché bi nga dugg nga génneel ma fa benn cantine boo xam ne fayul patente amul cantine yi ñi ngi fay déclaration CGU ñu ngi koy fay ñi ngi fay OVP taxe publicitaire ñu ngi koy fay panneau bi nga bind sa buntu place def ci sa turu place sax yaa ngi koy fay mu jàlle duggaat ci marché bi ñuy wax marché Béy encaissé na fa 5 ans de juuti yoo xam ne moom nekkutoon fi te tegut ko fenn dafa tëj commerçant yi ay arriéré yoo xam ne 5 ans de juuti yoo xam ne nekkutoon fi mu fayeeku leen par force buñ fayut mu tëj leen loolu yëpp tegut ko fenn bi muy déguerpir avenue Cheikh Ahmadou Bamba bi ay xale moo fa nekkoon ak i mag ak i ndaw ay góor ak i jigéen mu ne moom ndem soob na yàlla su dindiwul avenue Cheikh Ahmadou Bamba bi day démissionné ci mairie bi yàlla dogal mu ànd ak riverains yi parce que déguerpir boobu boo ko déggee li tax mu mën a nekk mooy riverains yi ñoo ko jàppale à 100% riverains yi ñoo ko jàppale ñun commerçant yi aussi sunu alal mi ngi ci biir parce que comité de gestion bi nga xam ne marché bi moo ko yor mooy gérer marché bi di yor alalu marché bi sunu xaalis mi ngi ci biir somme biñ ko mujj a jox dama koy tudd pour mu leer jox nañ ko 1 million 500 ci dernier déguerpissement bi ñette avenue Cheikh Ahmadou Bamba ba bi ñu waxee ne biir marché joxe ne 1 million 500 ñoom dañ ne liñ joxe ëpp na 1 million 500 te biñ koy joxe maire nangu leen recevoir maire yi këram la leen recevoir pour jël xaalis boobu exactement kon ngeen xam ne maire bi fi nekk boppam moo ko fi nekkal mais population HLM ak habitants yi taxul mu nekk fi waaw li ñu sukkandiku mooy dañ ne ku ndóbin rey sa maam boo séenee lu ñuul da ngay daw parce que ki nga xam ne moo gagné woon foire bi daaw rakam la ñu gis muy superviser ñuy dagg garab yi bi ñuy dagg garab yi boo yi dañ leen harcelé ñu daw ci premier jour bi ñu jékki ba benn dimanche kenn nekkul ci marché bi ñu ñëw ci garab yi ci avenue Cheikh Ahmadou Bamba bi li ko dalee ci buntu police bi ba ca 2 voies li ci buntu police bi laa wax de ba ca 2 voies ñu dagg garab yëpp ci suuf lañ dagg garab yi ñu wane benn autorisation boo xam ne moo leen may droit ñu abattre garab yi kan moo joxe autorisation boobu ak fi ñu toll ma dégg ne semaine passée ñu ngi wax ci affaire climat xaw ma nu ñu koy waxee noonu réchauffement climatique tey nga ñëw ci benn commune benn maire xëy dagg fa lu mat 20 fukki garab benn autorité di ko seetaan kenn waxut ca loolu moo ñu def si ñu wanal ne waa ji day pavé ba pare dafay foire ñun li ñu jot a def sunu niveau mooy bi ñu yëgee information yi lu jiitu loolu bind nañ pour ne pas être en retard bind nañ bi ñu yëgee loolu ñu dem gis son adjoint mun nañu foire amul benn conseiller municipal bu ko délivré mais maire dafa tukki dana ñëw le 21 bi maire avant ñu fay jugee ko ñu xamal ko ne ko waxal maire ne ko foire du fi am man mii maa ko wax dafa dal sama kaw waaye nag j'assume mes responsabilités foire du fi am ñu jàllale bi ko bi maire ñëwee ñu woo ko mu ne ñu ñëw leen jeudi boobu férié la woon damay liggéey man liggéey ma ñor bi mu yëgee ne dañuy ànd ak riverains yi dem ci moom mu annulé rendez-vous boobu sans que mu avertir ñu bàyyi ñu ba ñu déplacé wu ba dem ba yegg kon moom loolu mooy wane ne li mu bëgg a def dina ko def mais ñun it li nga xam ne moo ñu ñor te suñu teraanga fi la nekk ay milliers de personnes li ñu intéressé ñun it mooy aar suñu marché bi sàmm ko ba keroog ëllëg autorité bu fi taxaw fayeeku ñu taxe ñu mën ñu ko koo fay ku ñu fayeeku patente ñu mën ko koo fay ku ñu fayeeku déclaration waaw non jaamaarloo moom moo ko ci exclure mais léegi acte contre acte la su defee acte ñu def acte su fekkee ne moom bàyyi na foire bi ñu renoncé ci lépp lu ñu doon def mais feeg mi ngi continuer def foire bi danañ dal ci kawam ba keroog yoon di dox ci suñu kaw jaar ci suñu kaw ñun ñëpp